salaamaaleykum wa rahmatullah. am naa ñi ngi nuyu di ziar di balu àq ci weeru koor gi di ñaan yal nañu yàlla boole jégal yàlla nangu koor kilifa gi ñu fi dajale yàlla kàttanal ko ba mission bi mu bëgg ci réew mu yomb di gërëm professeur laa koy tuddee tey ci wax dëgg yàlla thème bi ni mu amoon ne sujet bi leer na fi mu ko diij aussi macha allah amuñu luñ ci teg xëy na contribution la ñuy am rek ndax daanaka moom indi na thème bi indi ci ay solution parce que enjeu sécuritaire la ñu wax ni Afrique de l'Ouest xëy na boo seet comme ni mu ko tuddee fi ñu ko wax yépp dafa am yu fa nekk wala dafa am lu fa nekk pour xëy na wolof bi ñenn ñi mën a comprendre tuuti mooy am na pétrole wala am foo dégg pétrole souvent gaz daa fa dégg leneen daa fa dégg leneen te booy seet dëkk yi mu am seen état nangoo coopérer doo fa dégg coow bu ñu seetloo dëkk yi mu am maanaam yooyu di ay richesse am foofu dëkk yi mu am seen état nangoo signé ay pacte jox xëy na occidentaux yi lu ci ëpp ñu gérer coow doo ko fa dégg fi ñiy bañ lu nag ñooy am yooyu jafe-jafe te exemple bi ci am tout récemment mooy les 2 journalistes yi disparaître au Bénin da ngay suivre information bi c'est-à-dire théâtre la lay jox réer nañu au Bénin jaar nañ Burkina Faso Mali lañ leen jëme te mu leer ni li ñu am ci moyen parce que dañ ni état français moo libéré les otages par l'intermédiaire du renseignement américain maanaam état français armée française forces spéciales yi ñoo leen libéré américains yi jàppale leen ci wàllu xalaat te bi muy am Bénin pourquoi bi mooy tey ca suba sa réagir mooy li muy wax sànq da ngay juddu ñu may la nga am doole ba am force ba def li nga bëgg def ñu door lay xam pourquoi bi ñu leen jàppee ci saa si defuñu liggéey boobu loolu am mais dañu bàyyi ay fan ñu ni dañu jóge Bénin jaar Burkina pour egg Mali pour légitimer encore li muy wax que li ñu bëgg a tracer ak li ñu bëgg a dégg loolu ngay dégg mais inquiétude bi rëy bi fan la nekk enjeu yi bu ñu ko toppee du jeex mais boobu ana jullit ñi dans ce débat là parce que médias yi ñu am internet bi ñu am jullit ñi xarañ bu ñoom ñu am ci lu toll ñun am nañ xëy na lu ko ëpp ndax suñu source mooy alxuraan te fépp fu waay amee xam-xam boo delloo ci alxuraan nga xam ni fa nga jógoon boo fi yemoon rek sa problème réglé même ñoom reconnaître nañ loolu kan dañuy fexe sax jullit ñi ci li ñuy wax ñun ñu jëlee ci pour def la ñuy def ci wàllu xam-xam ci wàllu lépp donc question mu njëkk bi mooy jullit ñi jamono jooju anam beneen bi wax na que li indi problème bi yëpp mooy question référence identitaire ça da ngay ñëw ci dëkk Libye demal feneen jël ku néew doole nga jox ko doole ju ëpp kee day wutaat doole ba bu ñëwee pour nanguwaat place am donc lu légitime la pour man nit ki ñëw ni fii sama suufu maam d'ailleurs dañ koy dégg Sénégal dégg nga nit ñëw ci dëkk bëgg a joxe tool wala bëgg a jox leen ñun la fii sama suufu maam la bu ñu ko bëggee dégg Sénégal foofu lañ koy delluwaat en cas du cotirant kon gis nañ ni question référence identitaire xëy na bi waral problème bi fondamentalement loolu ci la bokk mbokk mi ne neen dana ma tënk mais damay coof quelque rek mais ñun li ñu jàpp mooy soubassement bi réellement enjeu stratégique bi la ak économique parce que boo dellu ci wàllu géopolitique da ngay yëg ni ñiy gouverne maanaam ñi nga xam ni ñooy gouverner le monde surtout la puissance occidentale de manière globale bu ne occidentale na xëy na dugg France nangam mais États-Unis d'Amérique da ciy dugg da ngay yëg ni ñoom monde bi dafa am fu ñu bëgg jëm bëgg fu nit ñi xool ci wàllu science ci wàllu technologie ci wàllu leneen kon boo delloo ci géopolitique da ngay yëg ni ñenn ñi ñëw teg seen loxo ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu leneen lu ñu xewal ba seen terme yi bu ne fast track sax dans le cadre du transport en Italie wala économie ca France ñu ne fii fast track ci wàllu politique ça comme qui dirait dañu toog fii gars yi lu ñu wax rek ñun ñu copier te ñorooguñu xëy na sax pour àgg ci yooyu terme kon boobu ñaar yooyu bu ñu ko réglé amaana dana saafara lu bare mais li ci yéeme suñu état yi nga ay jullit lañu ay annoncé yi ay nangam bu ñu toogee di conférence dëgg-dëgg du ñu wax li nga xam ne mooy jafe-jafe bi africain yi am dañuy organiser ay conférence occidentaux yi ñëw financer conférence yi ni leen ci thème bi ngeen di wax ci thème bi ngeen di wax ci dem ba suñu problème éducation yi ñu jàngal suñu doom yi suñu curricula yi dañuy jëlee feneen copier fii mais wax na lu am solo foofu laa doon xaar conclusion bi moo tax bi mu conclure ci daan débat bi Francois mooy li sauver dëkk bu mel ne Sénégal mooy solution bu mu indi mooy que daara yi yu demee ne al mustarshidun wal mustarshidaat mu leen dañuy nit ki dañ koy mettre au centre adduna bi parce que nit bu demee inni jaa'ilun fil ardi xalifatan loolu bu nit ki xamee lu muy tekki réellement ñi ci am macha allah façon tekki bu ne tekkoon nañ ñu ko kon dana yomb yooyu ngay dégg yëpp mën nañu wër mais du ñu laal mais loolu mooy favoriser suñu état yi ñu jàpp ni ñoom seen ñor wala seen politique moo tax jàmmam or que réellement
peuple sénégalais moo ñor ndax mag ñi fi jaaroon tarixa yi muy wax ñeneen ñi fi jaar ñooñu fexe nañu ba yaruñu ci keppaar gi nga xam ni tey lu mu mën a yëngu-yëngu daañu xam ne jullit lañu jullit da yéen a bokk jëlitam lu baax xam naa ci loolu la ñu amoon rek contribution di gërëm encore une fois oustaz ci thème bi macha allah yal na yàlla yaatal xam-xam bi te indi xéewal yi te ñu yàgg ko teewee ci barke kilifa gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah